La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. yoonu jàmm di leen dalal jàmm yéen ñu ñuy déglu ci 90.3 di ñu seetaan également ci ITV comme samedi bu jot nuñ koy baaxoo di defee émission bi nga xam ne mooy waxtaane lépp lu soxal dem bi ak dikk bi tey nag ñuy waxtaanee ñi ñuy woowee deux roues Jakarta wala engin donc façon appellation bu bari lañ leen di woowee ñu soppi xar kanamu dëkk bi ci yenn ci gox-goxaan yi fii ci réew mi pour waxtaanee loolu nag dañuy dalal Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite Résoudre réseau sénégalais des organisations d'usagers de deux roues di ci dalal également suñu consultant maison comme d'habitude Ibrahima Ndongo nuyu naa la. maa ngi lay nuyu Ajaratu lay wax tey Ajaratu Ousama dégg nga di nuyu suñu auditeurs yëpp di leen ndokkeel tamit am lu ma jaaxal trop xam naa daañu ci ñëwaat ci biir waxtaan bi dégg nga di nuyu suñu invité bu baax bi te nga xamante ni def na plaisir pour ñu seet si ñu. Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. bon salaamaaleykum waa iRadio maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di nuyu Sénégal yëpp plus particulièrement képp koo xamante ni yaa ngi yor deux roues donc maa ngi lay nuyu bu baax di la sargal di la ñaanal nga mucc ci tali bi ak jàmm. voilà donc également ci ñaan boobu la ñuy continuer di nga xam ne ñi ñaanal ak ñi nga xam ne génn nañu àddina wala ñàkk nañ seen bakkan ci tali bi parce que semaine bi moom du jot te duñu dégg ay kaaw accident ci tali bi di leen masawu bu baax di leen wax ñu daw nànk dal nànk donc monsieur Ndiaye dañuy ñëw rek ci seen organisation bi la ñuy njëkkee muy Résoudre tey jii Résoudre dañuy wax réseau sénégalais des organisations d'usagers de deux roues mën nañu wax kañ ngeen ko sos ak ñan ñoo ci bootu. voilà Résoudre mi ngi formé wu en 2010 en 2010 donc la ñu am le bureau national des deux roues donc soo xoolee en 2010 ba léegi ñi ngi def ay mouvement di waxtaan ak la jeunesse di waxtaan ak doomu aadama yi pour ñu yeewu ci lan mooy deux roues ak lan mooy tali. voilà donc yàlla dimbali nañu nag ñu am ay action yoo xamante ni ñun ñoo ko defal suñu bopp parce que mënuñu à chaque fois bu ñu bindee autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a jàpp déjà duñ la tontu wala au moins ñu jël benn t-shirt de sensibilisation bi nga xamante ni war nañ la ko jàppalee sax defuñu ko donc ñun tamit mëntuñu xaar di xool suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi ak suñu grand frère yi di génn àdduna ci manque de sensibilisation looloo tax Résoudre jóg ànd ak les 14 régions et les 45 départements yi nga xamante ni moom moo constitué Résoudre jël suñu ay moyens bopp dugg ci dëkk bi waxtaan ak xale yi te bi ñu ko defee gis nañ ni kat accident yi yu ci bari commencé na wàññeeku ensuite xale yi commencé nañu comprendre lan mooy responsabilité bi nga xamante ni ñu ngi koy yor ba pare di jël beneen bakkan aussi di teg ci seen ginnaaw. d'accord kon Résoudre dafa judd ci benn constat bi nga xam ne dafa am manque de sensibilisation par rapport ñuy jëfandikoo deux roues. da nga gis ni dafa am tekk-tekkaaral. non tekk-tekkaaral bu mag moom moo ci nekk. parce que tey mën naa am ci benn côté boo xam ne dinaa ci dugg tuuti bañ ci sori comme semaine de la prévention et de la sécurité routière chaque année lañ koy def après jeex na amatul leneen. semaine bi la ñuy def pare nañ ci. waaw loolu dinañ ñëwaat ci kanam ci semaine boobu nga xam ne tàmbali nañ ko dafay woy ba le 26 juin. donc mu nekk semaine bi nga xam ne am na solo ci wàllu dem beeg dikk donc dinañ ci ñëwaat un petit peu. xool yan jéego yan taxawaay ngeen ci am nag rencontre lancement bi yéen a nga fa woon. donc tey jii Résoudre dafa boot ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci territoire sénégalais tey dawal deux roues ñuy woowee Jakarta. wala da ngeen am foo leen yem yéen a ngi ci gox yëpp. ñu ngi juste fépp fa Sénégal yem dem nañ fa xool nañu waxtaan nañu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk di ci yëngu donc amuñu frontière ci Sénégal parce que dëkk buy développé nga gis benn réseau bi nga xamante ni gis nga mi ngi yëngu di développé di avancé di jël benn forme kooku da nga koy teel a gàttandu balaa muy ëpp loxo da nga koy teel a gàttandu donc bi ñu gisee ni lii mi ngi ëpp loxo ñun ñu dugg ci fekk ñi ngi ci woon yàgg na mais amuñu woon idée wu dajale nit ñi ak yu mel noonu nit ñi dañ daan daw de gauche à droite du ñu xam côté bi ñu jëm ñu ne pourquoi pas ñu organiser leen parce que 285 000 membres ku ko yor kooku war nañ la déglu
war nañ la déglu parce que ñun kenn boolewuñu ci wàllum transport même bu fekkoon defuñu transport sax booy yi nga xamante ni ñi ngi dawal seen ay Jakarta di ci wut lu ñu am waxuma la ay scooter wala gros cylindre yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ñun dañu am baat bi ñu am mooy nga laaj ñu suñu xalaat parce que nit ki ci li muy yëngu rek moom moo la ci mën a jox xalaat wax la li ci nekk ak li ci nekkul par rapport nag ak texte yi bu boobaa ñu mën a xool li nga xam ne mën na nekk ak li nga xam ne mënul nekk. d'accord voilà monsieur Ndiaye deux roues boo ko déggee Sénégal dafa am ñi nga xamante ne dañ ciy yëngu di ci liggéey. ñu leen di woowee jakartamaan ñi nga xam dañuy yëpp ay nit di leen jëlee point A di leen yóbbu point B ñuy leen di fayeeku. am ñeneen ñi nga xam ne tam peut-être passion la wala dañ koy utiliser comme yow monsieur Ndiaye nu mu amee monsieur Ndongo nu mu amee oto. qui opte pour deux roues. donc ñooñu ñëpp ñoo bokk ci biir association bi wala c'est juste les professionnels si je peux les appeler ainsi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci. ñëpp ñoo bokk ci réseau bi. mais mbir moo mën a gis dafa am ay pàcc am na ñoo xamante ni ñoo yor wàllum sport di def ay course moto di def ay cabrage di def ay démonstration may profito di nuyu ñoom Assane Daba Daxe en général ñooñu c'est des gens yoo xamante ni parce que semaine bii rek ñu ngi ko doon defal benn anniversaire 20 ans yi nga xamante ni def na ko ci deux roues di jàppale xale yi def ay sensibilisation yor atelier di former ay xale parce que ñun suñu secteur tey par exemple tey mën naa la wax benn affaire 1 million d'emplois bi nga xam ni président de la République mi ngi koy wax ñun suñu secteur rek mën nañ génnee 500 000 bu fekkee toog nañu dégluñu ñun on a des projets on a des programmes yi nga xamante ni lu mu tuuti ñun mën nañ génnee 500 000 emplois wala bu demee ba nga xam ne 500000 ëpp na mën nañ am 400000 emplois yoo xam ne mën nañ ko génne. mais boo dégluwul nit ki xamuloo ci yenn wàll lay yëngu mu bind la tontu wuloo ko mënoo ko xamal dara. d'accord voilà monsieur Ndongo Ibrahima Ndongo initiative bu mel nii ñi nga xam ne dañoo xool ni secteur deux roues yi. ñu siy yëngu ils sont pas assez sensibilisés dafa am benn tekk-tekkaat ñu jël initiative boobu loo siy wax et aussi bokkuñu ci système de transport bi. waaw maa ngi kontaan ci laaj bi nga laaj ak invité bi parce que foog naa ni moom dañ ko xawoon yàkkamti ndax d'abord li ma njëkk a wax moo di ni fi mu toog nii déjà dafa mel ni dañ ko woo léegi di ko yëgal accident. ci deux roues yi certainement donc. am na sensibilisation boo xamante ak prise en compte boo xamante ni dañ ko war a jël ndax ñoom il faut comprendre une chose nekkuñu organisation buy négocier ba ñëw ñu légaliser leen ñoom li ñu am dañ koo xeex ba ñafee ko ba am ko imposer wu toog fi dégg nga ñu fab ab arrêté teg arrêté boobu li mu wax dégg nga li mu wax lépp dinañ ñëwaat ci biir xuus ci arrêté bi li mu wax amul actuellement benn Jakarta wala moto taxi boo xamante mën na ko remplir mënul nekk. donc mu nekk loo xamante ni 285000 lañu léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne dañoo nekk ci tool noonu mais effectivement war nañu am interlocuteur war nañu waxtaan ak ñoom dégg nga seet nag naka la ñu fabe ay textes adaptés yoo xamante ne mënees na ko appliquer dégg nga tegal leen ko mais du fekkente ni coow li d'abord état bi naka la mën a autoriser dégg nga ni Jakarta ñuy def moto taxi mooy moto bu nekk entre 50 et 125 centimètres cubes. ba pare permis boobu nga xamante ne moo ci correspondre mooy 15 ans ça veut dire que un enfant de 15 ans war na mën a dawal Jakarta di ci liggéey est-ce que yooyu yëpp dañ ko war a seetaat ñu ni Jakarta bala moo liggéey dafa war a am certificat d'immatriculation et d'aptitude à la visite technique mais est-ce que loolu actuellement pare nañu pour def ko ñu ni nit ku ci yéeg ku ci nekk ak passager bi dafa war a am kenn ku ci nekk da nga am casque dégg nga te casque yi dafa am ay dimensions universelles yoo xamante ni moom lañu ko liggéeyee dégg nga te ñu koy liggéey ku ci nekk da nga ko liggéey sa bopp xam naa dañu gën a xuus ci biir waxtaan dinañ ci gën a xuus mais auditeurs yi également ci waxtaan wi lañ bokk mën nañu dugg ci 88 628 38 38 bokk ci waxtaan bi monsieur Ndiaye dañuy ñëw ci fu Ibrahima Ndongo daanalee muy seen mission yi yéen tey jii ba ngeen defee constat bi gis ni il faut que ngeen def benn say pour xeex li nga xam ne moom ngeen bokk seen passion wala ngeen ciy daan seen doole muy deux roues yi te yan mission ngeen assigné seen bopp ak seen ay objectifs. Suñu objectif mooy faire la régularisation des deux roues au Sénégal loolu mooy objectif. maanaam de façon officielle ngeen bokk ci système de transport nag bokkoo leen ci da ngeen cee jur. non waaw dañ ko xam nga àdduna lépp loo gis rek àdduna dafa am ay réalité oui dafa am ay réalité parce que lii kenn prévoir ko woon. mais tey gis nañ ni suñu jeunesse loolu ñëpp yàgg na ñëpp wax nañ ko ba mu féetee boor xale yi yëpp ñu ngi woon ci géej gi di dee. di dem ay barsaak chaque jour nga dégg ko xale yi dem ba am conscience daan ni
pourquoi ñuy dem di dem ay dëkku jàmbur di def nangam ak nangam ñun nañu jéem a wut ay pexe si la ñu jënd seen ay parce que maa ngi actuellement nii maa ngi focaliser si Jakarta rek laa lay wax bu ñu paree damay wax ci en général parce que tey boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi yor seen ay scooter ñu ngi def ay cak-cak am ay yeneen liggéey fii amul kenn kuy gaare sa moto sa kër naan passion du passion am na ci xam nga luy passion mooy toog ba yàgg def seen benn groupe dem benn dëkk toog lekk ay kii waxtaan dawal seen moto ay randonnée quoi waa ay randonnée affaire yooyu loolu mooy passion mais képp koo xam ne yaa ngi taal sa deux roues jóge sa kër dem sa place su liggéeykaay xamal ni yaa ngi liggéey yaa ngi liggéey kooku yow Jakarta bi yéen a yem parce que da ngeen bokkul rek li ngeen di def mais yéen a yem bon su ma demee nag bi damay braqué tuuti ci Jakarta lu tax ma ciy braqué mooy xale bi nga xamante ni dafa waroon a dem Barça wala Barça jënd Jakarta am di def transport loolu bokk ci sa développement réew la parce que lu mu dee di nga fay ay taxes di nga wut mécanicien bi nga xamante ni bu moto bi paane di nga ko yóbbu ci moom di nga jënd carburant ñun lu ñuy jënd ci carburant par jour kenn mënul la wax nu mu toll. mais ci wàllum kayit yi nag est-ce que yéen a ngi ci wàcc ak yoon. waaw xam nga mooy li ma la wax lépp sensibilisation la wax ak nit ki parce que xale bi bu fekkee dafay gis rek mag mi ñëw jënd motoom dem kenn wax ko dara loolu di law loolu moo war a jeex loolu dafa war a jeex ñun dañu am dafa am loo xam ne daf ñu war ci suñu réew. suñu réew aussi dafa am lu leen war ci ñun li ñu war ci ñoom mooy xale bi bu demee di jënd moto war nañ ko jox ay kayit yu leer ni ko moto bii kat lii ak nii nga koy jënde mais doo dem rek ñu defal la benn acte de vente rek jox la nga dem xale bi amul maturité dem wuti ay kayit parce que xamuñu kayit. ensuite may profité ci occasion bi di wax ni administration bi yéex nañu trop ci loolu parce que da ngay ñëw par exemple tey war a dem yóbbu sa moto miite ko benn jour lañ la may ci semaine bi entre 6 heures du matin ba 8 heures benn jour ci semaine 6 heures du matin ba 8 heures wala 2 jours ci semaine bi loolu mënul nekk parce que su fekkee ni y a 1000 motos qui sont là wala 1500 mënoo sax jël 150. loolu ça pose problème maintenant y a un problème qui se pose ñun dañuy interpeller les gens yi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk nañu woo nit ñi waxtaan ak ñoom ñu laaj ñu lan mooy suñu ay problème moo gën ñuy jàpp gauche droite di ñu sonal di yàq liggéeyu nit ñi ci ay détails yoo xam ne dañ ko war a toog waxtaanee ko bu ñu toogee waxtaanee ko ba ñëpp d'accord ci ñu appliquer ko. dëkk nag dafa am loi dañuy topp li yoon wax mais nag nañ ñu déglu parce que lépp mënul xëy sotti. voilà léegi si seen objectif yi mooy sensibilisation yeeg acteurs yi ak ñu reconnaître leen pour ngeen bokk ci système de transport bi yan plan d'action ngeen di teg maanaam yan nan ngeen di demee pour que ñi ngeen di waxal nguur ngeen di waxal. ñu dégg leen pour saafaral ya jafe-jafe yooyu. waaw donc damay profito di wax ci le ministre du transport. nga xamante ni démb astafirullah barki démb. ci. lancement wu semaine de la prévention routière donc yàlla def na ñu daje fa donc monsieur Matar Faye mi nga xam ne mooy directeur de la nouvelle prévention routière présenté ma ko donc ma wax ko ni ko y a le réseau national qui a besoin de vous il m'a demandé ne naa ko bind parce que ñun loolu mosuñu ko am da ngay bind ba sonn kenn du la wuyu mu ni naa ko bind officiellement dinañu jàppal jour pour wax ñu ñëw waxtaan donc loolu bu demee bay am ñun xooluñu ku bokk ci réseau bi ak ku ci bokkul dañ ko def pour l'intérêt du Sénégal l'intérêt de tout le monde képp ki nga xamante ne gis nañu yaa ngi ciy dox di ci yëngatu dinañ jox ñëpp correspondance waxtaan ak ñëpp su ko defee au moins même bu ñu matee 500 personnes ci biir salle bi ñi nga xam ne ñooy représentants j'ai dit les représentants des régions et des départements parce que région bu nekk am na un bureau te bureau bu lu mu dee les 14 régions yëpp am nañ bureau et les 45 départements yëpp am nañ bureau donc bureau bu nekk y a au moins 10 personnes à 15 yi nga xam ne ci bureau bi lañ bokk donc lu ñu bëgg ñëpp ñëw fekkee loolu. donc amaguma si nag confirmation mais le ministre m'a demandé pour mu bind ko. mis à part lettre boobu ministre bi wax la nga bind ko lettre bi bind nga ko tontu donc foofu yeggaguñ ko. yenn action yéen ngeen di teg pour sensibiliser dans les régions parce que am nañu fi semaine de la prévention routière. yéen résoudre nag dafa am ay journée yi nga xam ne daf koy consacrer di waxtaan ak ay jakartaman wala ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum dóoru comment ça se passe seen sensibilisation bi naka ngeen koy defee sur le terrain. formidable sensibilisation yi en général ñun bu ñuy dem ci régions yi ak départements yi dañuy def parce que dañu am groupe WhatsApp
parce que mënuñu tout le temps di wax téléphone donc dañu am groupe bi nga xam ne information yëpp dañ ko ciy joxe. par exemple tey bu ñuy dem benn dëkk ay Daara Jolof Mbacké Richard Toll Dagana Fatick feneen ak feneen yàlla ministre du sport tase nañu ak moom bon mu rafetlu affaire bi encouragé ñu et tout ça après fa la yem c'est que yooyu moo war a jeex ci Sénégal. il faut des actions on peut plus di toog di bind ay nit ñi. ñu non mais action yi ci bind lay commencer parce que le ministre aussi tu peux pas l'interpeller comme ça de façon nii la interpeller informelle il faut écrire décliner ce plan d'action. ak lan nga namm. su ma la wanee les courriers que j'ai écrits képp ki nga xam ne nekk na ci wàllum transport da nga may wax ni ma Mamadou Ndiaye lii mënul nekk. maintenant ñun on ne peut plus attendre. ci ngay bind ay nit ci lu am solo xoolal une campagne de sensibilisation nga woo xale bi ni ko da nga war a sol casque da nga war a am këyit nangam xale bi am conscient ci loolu mais kooku mën na sauver benn bakkan. looloo tax ñun ñu jël suñu ay moyens bopp xaaruñu leen mais nag bis bu ñu woowee ñu ànd ak ñoom liggéey parce que ñun nekkuñu fi di wax kenn lu ñaaw wala di wax leneen kenn yaruñu ci loolu. on est en développement nañu jubal secteur bi. nañ ñu woo waxtaan ak ñun ñu wax leen secteur bi problème bii la am te jafewul. xëy na monsieur Ibrahima Ndongo consultant peut-être dina xam lan mooy pourquoi mu am retard pour que autorités yi wuyu si seen woote bi résoudre initiative la pour prévention. waaw xam nga je suis d'accord li nga wax dëgg la mais retard boobu li ko indi mooy du fekkente ni ñoom ni ma ko waxee dañoo imposer wu dañoo jékki-jékki ni cëpp dégg nga. ku ne di xam na ni fii dégg nga muy Sédhiou muy Thiès muy Diourbel dañ faa xeex ak gendarmerie xeex fa ak police xeex fa ak taxi yi dégg nga ba ñoom ñu am seen droit de cité léegi nag ñooñu dañuy daal di bett autorités yi mu nga xamante autorités yi bi ñu jëlee benn arrêté boobu lañ ci bind yëpp arrêté baa ngi nii dégg nga lañ ci bind mënul nekk donc dafa nekk ci te léegi ginnaaw lañ bind ci arrêté bi mënul nekk te ñii to nekk nañ 285 000 yoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey te gis seen bopp mais dafa la benn phase bi ñu war a ñëw mooy lan concertation comme ni nga ko waxee mooy autorités yi dalal leen wax ak ñoom parce que c'est fini Jakarta dootu fi jóg c'est terminé. dootu fi jóg donc léegi nag puisque dootu fi jóg te mortalité bi accidentologie bi garaaw na dañ leen waxtaan ak ñoom. deuxième chose mooy ñoo ngi dugg ci vacances yi. c'est sûr et certain que beaucoup d'élèves vont revenir encore ci Jakarta yi. Ah bien sûr am na ñoo mooy seen activité de vacances. dégg nga mu ngi noonu te li gars yi foog ak li am bokkul moo ni mortalité scolaire mi ngi ëpp fuuf pendant les vacances que pendant l'année scolaire waaw kooku mu clair hein c'est clair statistique yu wóor la donc léegi nañ ci bàyyi xel bu baax yow sànq ñoo ngi waxtaan dégg nga ci magistrat yi nekkoon à Louga barki dem wax 2166 tués au Sénégal en 2018 mais man loolu dafa ma jaaxal sax parce que man foogoon naa ni mën nañu yokk 651 bi d'un tiers dégg nga mu nekk ay 900 mais loolu dafa ëpp te magistrat yooyu loolu ñu wax mooy ñi nga xamante ne ay cas d'homicide involontaire yu ñu leen soumettre la pour ñu atte ko la donc li nga xamante ne daal moo nekk moo di ni fi ñu toll nii ñoom ñii il faut des na wax ak ñoom ndax situation moo ko imposé ñu wax ak ñoom moo di ni ay nit a ngi ciy dee ay nit a ngi ciy ñàkk seen avenir ay nit a ngi ci yoo xamante ni di gis seen bopp di ci liggéey di ci am dara. comme ni ko waxee am na ñoo xamante ni nekk ñu ngi ci gis seen bopp di dem ci bay ba man di tabax kër sax ak yooyu donc dafa laaj ñu organiser ko daal man foog naa ni te organisation mënu am tant que tooguñu ñoom wax seen i doléance état bi xool li ñu nekk utilisateurs yi nga xamante ne tamit ñuy usagers yi dégg nga wax ñoom tam li ñuy xam mais casque ci conducteur casque ci passager mënul nekk. casque ci conducteur casque ci passager mënul nekk monsieur Ndiaye. bon comme maa ngi doon wax léegi juste ci service des mines. par rapport les problèmes yi nga xam ne am nañ ko xam nga loolu ça décourage même la personne. pour démarcher dañu war a wutal benn site spécial. parce que dañu toll ci faire la régularisation des deux roues ba pare am na ñoo xam ne bëgg nañ lu jub bëgg nañ lu baax ñu instant bi ñoom ñëpp ñi ngi braqué pour wutal seen ay moto ay deux roues ay papier. donc ñooñu da nga leen war a jàppale mais munoo par exemple 1500 moto ñëw di def pour faire la mutation et truc. nga jël ko benn 1 heure de temps ñi si des nga dàq leen ñu génn alkaati li leen jàpp de gauche à droite te fekk c'est des gens yoo xam ne bonne foi lañ donc man li ma ci wax par rapport à la sensibilisation bi nga doon wax gis nga bu ñu demee par exemple à Daara Jolof je vous dis une chose par exemple à Daara Jolof bi ñu demee dañu bind préfet mu accueillir mu accepter ñu une autorisation pour def ko ñu ñëw ñu escorter ñu dajale xale yi
gis nga am na ay xale yoo xam ne ñu ci bëri sori ñu woon ay casque donc loolu moo doon suñu objectif pour xale yi mais léegi waxuma à 100% mais au moins à 60% léegi ñëpp à 70 même pour cent ñëpp ngi sol casque ba pare ki nekk ci ginnaaw ki nga xam ne ñi ngi koy supporter sax léegi day sol casque parce que loolu question de sensibilisation la gis nga la sécurité routière dañ ci war a jóg di def ay publicité comme nit ñi defee ay publicité ci télé yi di wax nit ñi di xam li xew ñu jël ay journée mais par exemple di jël benn 1 minute wala 2 minutes pare nga ci pour l'année loolu c'est pas suffisant nañu waxtaan ak nit ñi xool réseau yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi parce que ñun tey li ñu def bu ñu la waxee budget bi ñu def di def touru Sénégal pour faire cette campagne là su ma la ko waxoon dag naa ma du dëgg te loolu état moo ko war a def mais ñun ñoo leen ci jiitu dañu bëgg ñoom ñu ñëw fekk si ñu ci loolu ñu waxtaan ci ak ñoom te xale yi difficile ñu dañu manqué ku waxtaan ak ñoom. am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. allo waaw. soxna si na ngeen def. ñu ngi fi rek. mbaa yéen a ngi ci jàmm. ça va ñu ngi lay dalal jàmm ci e-transport. maa ngi leen di jaar yéen ñëpp. ñu ngi lay déglu di nuyu Ndiaye moomu toog ak consultant boobu. di bugg rek participer par rapport ak lu nga xamante ne mooy waxtaan bi. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw xam nga dañ na dëru suñ koy yaatal dañ naan Jakarta. Jakarta Ndiaye moo ngi koy wax dañu bëgg teg ci yoon ba nga xamante ne ñoom dañuy mën a waxtaan ak kilifa yi pour ñu régulariser leen teg leen ci yoon mais ñoom ci seen côté dafa am lu ci jiitu gis nga soxna si nit ki pour mu ñeme la pour mun a waxtaan ak yow daf lay gis ci dal fekk ci la ci dal fekk gis la ci loo xamante ne tey jii leer na ko ne kooku am na compétence su soo waxtaan ak moom su lu muy yëngu dina la ñëw wuyu si mais accident dafa bëri Sénégal ci Jakarta mais Jakarta bi ñoo ngi koy solloo kaks ñoo ngi koy poussé pour mu sol kaks est-ce que jàngal nañ ko cause bu tax ñun di sol kaks mais Jakarta bi moo ngi daw ci kaw tali bi est-ce que wax nañ ko kuy dawal ci kaw tali lu muy dawal ban këyit la war a am ak moom ci boppam ban këyit la war a am mais lépp liy daw ci kaw tali laa la wax ni te ngay kay dawal mu am moteur te amoo permis deli ngay def kon kan mooy woo dawalkatu deli ci waxtaan képp ku nga xamante ne yaa ngi dawal moto te moto bi amul këyit lu ci bëri seen moto yi amul këyit te mënu ñoo dem def mutation parce que amul këyit mais fraude la te naa la wax benn mbir ñoom il faut que ñuy dajaloo di waxtaan ak xale yi moto bi lu mu dee dina jar 250 000 350 000 mais mutation lu ngay def ci frais fax ay timbre ak lu nga xamante ne moom ngay fay impôt et domaine mais eggu 30 000. ñoom 15 000 lañ leen laaj sax 15 000. mais waa léegi yow ngay dawal loo xamante ne da nga si am pour bëggoo yow nee nga bëggoo tukki ji nee nga da ngaa bëgg a liggéey fii Sénégal dem nga ak loo mënta nan def jël benn 400 000 francs boo xamante ne wala benn 350 000 di ko dawal ci kaw télé bi ci kaw délit di ko dawal ci kaw infraction ba pare nga bëgg nit ñi gis la pour waxtaan mais mënta nekk. mais même il faut que ñu tenir compte même bu ñu nekkee en infraction dañoo bokk ci système de transport bi de fait donc l'État est là pour réguler il faut que mu dalal leen c'est pas parce qu'ils sont en fraude que waruñu toog autour d'une table avec ak ñoom. voilà loolu xam nga tax ma koy nangu soxna si. man j'ai formé 5400 moto Jakarta à Thiès. imposé leen ay gilet ak numéro État ñëw fekk fi leen ne leen naa leen may 6 mois yoo xamante ne képp ku am moto na nga dem service des mines nga dem mutation gratuite. dëgg la. xoolal ñu si am xel te jàng code de la route bi normal grave bi yëpp dem nañu. dem naa waxtaan ak mairie bi ne ko arrêté bi ngeen génn à partir de 21h bu benn moto dawal ci kaw tali bi dawal si ànd ak yow parce que dafa demoon ba am danger bu am si biir dëkk bi. foofu ci Thiès. surtout Thiès. Sénégal yi. te man formation boobu 0 franc à la base dama leen kaa may parce que dafa demoon ba benn moment boo xamante ne hôpital régional dafa amoon salle Jakarta. salle Jakarta amoon na fa. hôpital bi dafa am salle Jakarta. Jakarta. waaw mais monsieur Mané directeur hôpital bi ci boppam
moom ma woo ma ñëw mu ne ma maa ngi lay sant di la gërëm ma ne ko si lan mun a saal bi de léegi waxuma laa Jakarta sax mais ñeneen ñoo fiy nekk maay pas Jakarta mais loolu mooy liggéey. tey jii ñu nga xamante ne tey jii ñoo ŋànk affaire transport routier au lieu que ñoom ñi jël seen temps comme lu Ndiaye di def ñu def communication si transport waxtaan ak nit ñi dalal nit ñi. war leen ne su ngeen bëggee dugg si transport lii ak lii la. mais dañ ko fay bàyyi. ak bu ñu fi ñëwee ñu wane woon ñu yokk si par information télé yi wane ko après jeex na. dawakatu Jakarta yi dañu daw ndànk. Jakarta du pour accélérer. Jakarta xam nga loolu la damaa yor sama oto mu ngi sama kër dama bëgg a diggante bi wala benn samedi tourisme la mais soo demee tey jii ba dëkk bi dëgër ba ñu comprendre ne si ñi dafa am lu ñu bëgg parce que bëgguñu toppalaa fenn te bëgguñu dem di voyage di fenn dañu bëgg a jàppale seen kii te amuñu fu ñu jublu mais kon nañu may si ñoom tamit nañu am dal daw si kaw télé bi ndànk ku bëgg a dimbali sa njaboot te dafa garaaw de. loolu yëpp ay sensibilisation la parce que ñëpp xamuñu il faut que ñu mel ni résoudre di waxtaan ak ñoom. soxna si je te dis une chose pour terminer. waaw gis nga transport moo gën transport affaire bu noble la gis nga transport jixaat la mooy damay génn sama kër dem yëg si weñ dem ci askan bi saafonte ak ñoom pour mën a jël ci ñoom yóbbu sama njaboot jixaat boobu moo gën a garaaw kon soo dugg si génn sa njaboot si dal pour jox leen sooy dawal si kaw dolli bi dawal si dal nañuy respecté les panneaux de signalisation donte dañ si war a jàng nañuy respecté usagers yi nañuy respecté li continue di moytu doublé amul sens. yàlla dafa sëñ bi noo tudd. maa ngi tudd Boubacar Diarra ki Thiès. Boubacar Diarra Thiès jërëjëf ci woote bi yéen a ngi ñuy déglu ci Thiès 97.7 donc jërëjëf li mu wax am na solo par rapport ak. sensibiliser rek kii moo waroon noppi lu ko bari wax. may na la nga dugg sëñ bi yaa ngi ci transport yoonu jaam dégg nañ la nag. allo nekk mu gàttal soxna si nekk mu gàttal. waaw nit ñi dañuy dugg. nit ñi dañuy dugg ayca. ah oui man j'appelle de Thiès je suis président de la région de Thiès na mu gàttal dugg. waaw ñu ngi lay déglu. allo. monsieur da ngay fay rajo bi wala nga wàññi ko parce que man maa ngi dégg sama bopp. te boo ma dégloo foofu day am décalage. non déglu ma maa ngi déplacé wu allo. waa allo. allo. allo ñu ngi lay déglu. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di rafetlu émission bi aussi. jërëjëf. waaw di nuyu consultant boobu toog. Ibrahima Ndongo ak le président de réseau bu réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues muy Mamadou Ndiaye boobu. te ñu bokk ci kuréel bi nga xam ne moom da ko jiite. man maay Mamadou Ndiaye bi nekk Thiès donc jiite Jakarta yi fii. beneen Mamadou Ndiaye bi. voilà donc fi may njëkk a commencé mooy di rafetlu initiative bi ak liggéey bi nga xam ne suma homonyme mi ngi koy def au niveau national donc di Mamadou Ndiaye di préciser rek consultant bi li mu njëkk a wax sànq c'est important parce que arrêté boobu gi nga xam ne génne en 2012 par monsieur Mor Ngom dañ ko tënkoon ci 12 points effectivement 12 points yëpp jagataay mënuñu ko appliqué ci tay parce que dafa bari licence ak yooyu yëpp ñu ngi ci biir donc tel boo ko bëggee imposer ki nga xam ne day dawal Jakarta yaa ngi koy indil fitna te ñun fii à Thiès foofu la policiers yi nga xam ne ñoo nekk Thiès di profito pour lekk xaalisu xale yi nga xam ne ñu ngi dawal Jakarta te li ñu am lu tuuti la di ko revenu war ko yóbbu seen kër parce que tey nit ki boo ko bëggee yar ci kaw tat yi da nga koy wax ne ko solal casque d'accord bu solul casque nga bindal ko contravention suba dina ko casque sol ko mais nga sol casque yor permis yor sa assurance du tere tey buñ la jàppee dañ lay bindal laaj la 6 000 francs xale bu daw ba ngoon tax nga requête pour 6 000 francs kooku aussi war nañ ko ci ban contravention. amul contravention. non non wax rek nga la fay 6 000. dara parce que tey dëkk bi li ci nekk moom parce que li ñu fi ñuy jaar fi ñu sukkandiku mooy comme consultant bi li mu wax arrêté bi 12 points yi ci nekk dama ne xale yi koo ko ci wax mënu ko respecté parce que dafa bari benn mooy revenir ci Mamadou Ndiaye li mu wax mooy bañ koy def bu fekkoon ne maanaam waxtaan nañ ci ak les principales concernés muy waa résoudre ñoom ak au niveau national yi nga xam ne ñooy dawal déglu yi kon amaana dinañ tënk loo xam ne maanaam yoon na yanu maanaa la nit ki di ko kii di ci tegu aussi consultant
waaw Mamadou Ndiaye mi ngi doon woowee depuis Thiès moom membre résoudre la moo yor foofu Thiès. Oussama am na nga loo ci dolli arrêté bi kenn mënu koo respecté mais Sénégal wërngal këpp xam nga amul bande wala piste cyclable Sénégal wërngal këpp amu fi. waaw continue te ñoom am nañu membre yi nga xam ne toll nañ ci 285 000. allo am na keneen ku nekkaat ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va maa leen di ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. bon man maa ngi présenté wu maa ngi tudd Pape Fara Diagne. Pape Fara Diagne. waaw maa ngi vice-président pour réseau. maa ngi lay ziar bu baax di maa ngi nuyu si jaay boobu ak consultant bi en fait dama bëggoon a participer rek ci benn accent. ayca comme li ñuy wax toujours le réseau mi ngi établi dans les régions du Sénégal. mais je pense que dafa am benn espace bu vide bu ñu war a combler. depuis ñu ngi siy liggéey mais comme li may wax toujours nit ki mënoo am baat te nekkuloo en règle. et je pense que ne bi ñuy kii résoudre bi ñuy créer résoudre ju njëkk rek man maa ngi fa toog accent bi waroon njëkk mooy essayer nu ñu xoolee état bi jàpp lañu xale yëpp nekk en règle. parce que comme li ñuy wax usagers de rue yi ils ont toujours des problèmes avec la société. même da ngay gis souvent benn usager de rue bu def accident kii constaté bu ñëwee da ngay tu sens nettement le manque de considération envers l'usager de rue. parce que dafa am préjugé ils sont dañu naan duñu takk casque te nu ñuy dawalee taxu ko rafet. peut-être accident bi amee seen loxo ngi ci du lool. mais absolument et pourtant man je parle du monde motard en général. Et pourtant dans ce pays-là rien ne marche sans les usagers de rue. Même le président de la République quand il sort il est escorté par des motards. Je ne parle pas de Jakarta ni de je parle en général les usagers de rue. Peut-être il y a eu une mauvaise publicité envers des élus comme boobu nag manque ñun résoudre ak les Rails sans frontières perte boobu loolu lañ bëgg a combler si. On est en train de faire des sensibilisations un peu partout. Moi, par exemple, je suis natif de Khombole. À Khombole, par exemple, tous les usagers de Jakarta, ils s'identifient. Comme ceux qui savent avec le numéro du sol, ils roulent tous en casque et nous avons un permis de conduire. Ça, c'est bien quand même. C'est bien. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'il y ait un peu de considération vis-à-vis des usagers de rue du Sénégal. Parce que les usagers de rue, il y a eu une manque de considération grave dans les instances. Au service des mines, par exemple, moi, je ne peux pas concevoir l'administration sénégalaise, 8 heures, elle a commencé, 17h, 18h. Ils obligent les gosses à venir à 6h du matin faire l'acte rien que pour viser une moto. Et viser une moto, tu perds même pas 2 minutes là-bas. Et pour viser une moto, tu perds 5 minutes. Et pourquoi ils obligent les usagers de roues à venir à 6h du matin faire la queue? Par exemple, bu benn boy bu bëgg a nekk en règle juste pour nekk en règle ñëw di jug 4h du matin pour dem service 2000 mais s'il se fait agresser par exemple kan mooy responsable bi. foofu laa bëgg ñu dimbali ci bu baax a baax. parce que fii nii Sénégal franchement neex mais nekk ci en règle dafa metti trop. nañ leen jàppale ci loolu. surtout quand c'est impossible. Merci beaucoup. En tout cas foofu moom bu ñu ko mënoon jàppale. Ça va permettre à la police, à la gendarmerie d'identifier tous les usagers de deux roues. Parce que nous, suñu objectif moo nekkoon plus de motos en 2020 sans plaque, sans permis, sans casque. En 2020. Et franchement, gis nañu mi ngi avancé parce que nous, on avait prôné à une nouvelle génération de motards. Franchement, pendant ici à Dakar, boo seetloo bu baax c'est rare ngay gis moto ngay gis usager deux roues bu solul casque, solul gant. moto bi amul plaque. waaw mais yëf yi nag yemul Dakar. ci région yi la. non mais kii gën a bëri donc il faut que ñu élargir. waaw ñu ngi élargir moom ci la bokk. mais comme ñu ngi Dakar bi. comme li ma njëkkee. moom ci la bokk. d'accord am na solo Pape Fara Diagne vice-président résoudre liggéey bi am na solo. voilà moom mën naa def benn kii bu une minute gis nga ñoom ñoo yor gros cylindre yi nekk yi. presque Sénégal yëpp. ñoom ñoo yor gros cylindres yi donc dañ ko def ay pàcc. donc résoudre nag coiffé leen. plus de 125 yi daal. voilà comprendre nga. ñoom
par exemple ñoom moom fara moto la dugg waa Horizon Rider y a les Assane Moto Team y a PA 2 roues par exemple comme tey un gars bi nga xam ne aussi day def transport kii Max Car Rapide xam ngeen Max way waaw nit bu Fatou Morgana voilà moom par exemple man li ma gis ci moom organisation bi ma gis ci moom ak sensibilisation bi nga xam ni mi ngi koy def aussi ci xale yi loolu il faut le reconnaître mi ngi mel ne li Assane di def waa Horizon Rider di ko def Fara Moto mii di ko def c'est des gens yoo xamante il faut les écouter il faut que ñu toog sur une table. mais yéen a ngi évoquer à chaque fois que pour nit ñi waxtaan ak yow il faut nga nekk en règle. ay usagers ñoo nekkul en règle mais vous l'association c'est une association en bonne et due forme. te da ngeen bëgg a servir d'intermédiaire entre les usagers et les autorités. donc vous êtes en règle pourquoi ngeen bëgg prôner à chaque fois booy waxtaanee nit da ngeen ne yéen l'association mooy porte-voix bi. donc war na mën a ratax seen diggante ak autorités yi. et par rapport ak prévention bi yéen yan rôle ngeen di jouer ci semaine de la prévention bi gis nañ leen ci lancement bi nag da ngeen demoon ci lancement bi rek après wala am na ay pàcc yu leen ci bàyyil pour prévention bi dans les régions. est-ce que loolu am na ñun amul benn année boo nga xamante ni prévention routière dañ koy def te waruñu ci dugal 2 roues chaque année ni ñu koy waxee ci oto yi dikk dañ ko war a wax ci. est-ce que boole nañ leen ci ren. ren kenn boolewuñu ci. waaw loolu laa moom laa lay wax xam nga tey dañu toll fi nga xamante ni rek. waratuñ nekk di kaas naan ñii nii nañu war def déedéet xam nga fu ñu toll. des actions ci ay actions lañ toll pour régulariser ce secteur là. donc pourquoi boolewuñ leen ci joxuñu leen ci pàcc wala ay heure wala ay ngeen di sensibiliser loolu dinañ. ba pare y a des gens yi nga xamante ni dañuy dem ci état bi di leen wax c'est eux qui représentent les conducteurs de 2 roues. am na ku nekk si ligne bi. juste un instant ñu jël ko allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si waaju mujjee dugg sànq lu mu wax dafa am solo. il faut que Sénégal il faut que affaire wut kayit pour nekk en règle. ku ko bëgg ki ñu koy jox valeur. c'est très important. du suñ 2 roues kese c'est-à-dire que 2 roues moo xew na tey mooy ngénte tey ñu siy wax rek mais dama ne ni ñuy jàppale askan bi su fekkee dañuy soxla këyit boo xamante ne maam day tax ñu nekk en règle fii si biir réew mi ñu yombalal leen ko. yombal bi day tax kenn ci ko gisee comme nawle da koy def et pourtant man maa ngi nuyu Mamadou Ndiaye de passage bu nekk Kees ba ma wootee Kees ñëwul leen ñu former leen ci code de la route pour wàññi accident yi ñu jot a ñëw bëri nañu torop mais am na ñu ñëwul ñoo ëpp et pourtant si biir xel dama ne nii comme ñëw nañu am na benn xalaat boo xam ne suñ ko génnee ñeneen dee nangu ñëw si laa génnee gilet bu rouge def si kata job bu jaune léegi si numéro gilet bi si kanam ak si ginnaaw ñu bind si numéro su fekkee numéro 1 la ba 150 ba 200 ku si nekk nag sa numéro bu nekk sa yére moo nekk sa moto ñu jël service de mine ñu defal leen si benn plaque loolu noonu c'est pour wane que ne woon état na ñii bëgg nañu parce que ku dem may nangu du sol gilet boo xam ne numéro bi ak numéro moto bi ñoo correspondre kooku yow bëgg nga mutation. si moto bi amul numéro nag. non moto bi day am numéro man lu may wax en connaissance de sujet moniteur de téléphone ñoo gën a bëri sax d'ailleurs. waaw léegi nag loolu yëpp si biir encadré nit ñi la pour teg leen ci yoon. comme bëgg nañu loolu nag kon nañ ci jàppale askan bi. gis nga Mamadou Ndiaye sànq dafa wax bu am solo. mais loolu moo tax ñu defal leen ko 15000 francs mutation bi ah. waaw Mamadou Ndiaye bëggoon dugg yàkkamti xam lu muy wax moo tax mu ne kooku dafa yàgg si ligne mais on se croit très bien parce que moom état subventionné na bu ay xale kees ñoo xamante ne moom moo ko encadré man maa di formé code de la route. jërëjëf dafa bëggoon nga gàttal pour que moom. non xam naa bu baax xam naa ambition xam naa engouement ak ci affaire moto daf ko bëgg ba pare di ci xar tànk tubéyam ba pare di jàppale askan bi nag moo tax benn instant mu waxee noonu mais xam naa ne kër la rek yàlla dafa jàmm te li ñuy objectif bi ci soxla yi suñu borom def ko jërëjëf. léegi dañuy ñëw juste par rapport li ñu leen di laaj pour ngeen
demande d'exploitation d'autorisation d'exploitation parce que ñi ngi wax ñoom lu ñuy wax mooy peut-être que démarche bi moo metti 1 heure de temps yi leen jox yooyu mais par contre papier yu ñu leen laaj comme nu ko Ibrahima noo nga waxee 15000 leen laaj te yéen seen moto yi da ngeen koy jëndee lu raw 15000 donc pour def demande bi lan lañ leen di laaj demande manuscrite maanaam nga bind ko loolu la loi bi wax photocopie carte d'agrément transport routier autorisant l'exercice de l'activité ngeen ut ko en cours de validité seen copie certificat d'immatriculation ak 15000 non lii yàgg na waaw lii yàgg na parce que loolu arrêté nañ ko yaa ngi comprendre looloo tax ñuy demander waat état parce que il faut que ñu waxtaan ñu parce que kii bi doyul parce que lii da ngeen ko remplir non mais mënuñu parce que si 6 mois yi ñëpp mënuñu dem rek nekk am na ku nekk si li ñu man tey jakaar sama il faut ñu mayaat ñu beneen 6 mois 15 jours nag lañ teg borom oto allo mais allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam ñu déglu kii woote on si maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ñu ngi lay fay kii Moustapha Thiam lañ ci wax président association ADECOM association pour le développement des conducteurs moto de Mbacké. Moustapha Thiam d'accord waaw. depuis Mbacké waaw. ñoom beneen organisation la buy jàppale borom de voilà ci résoudre la bokk en même temps. d'accord waaw. monsieur Thiam ñu ngi pour lay dem ci déglu émission bi direct. yaa ngi en direct voilà waaw di nuyu Mamadou Ndiaye mu ngi lay di fay nuyu ñi nekk ci plateau bi yow ak consultant bi. waaw di wax ne Moustapha Thiam moo féete Mbacké en même temps bokk ci réseau bi. bokk ci ñi nga xamante ni ci ñi formé réseau bi ci la bokk. ndax doonoon na koo xamante ni mi ngi doon ci wàllu dajale leen ba nga xamante ni relation bi dina gën a yomb bari na ci ñoo xam ne xaj na mën na am ci ñun lañ jaaree. ndax quelque numéro téléphone ci ay réunions yi daan dajee di leen ci boole ànd ci ak Mamadou Ndiaye bii nga xamante ni ci moom ngeen woo tey ji mu leeral lu bare jëmale ko ci wàllu dëru mais ni waa Mbacké def waa Richard Toll def ko waa Kaolack waa Ziguinchor waa Dagana mën naa ne partout au Sénégal tous les responsables yi nga xamante ni ci ay association lañ jiite waxuma responsable boo xamante ni ci daa responsabiliser boppam mais les responsables yi nga xamante ni ci ay association ay nit ñoo leen woo ñu def assemblée générale ñu jiital leen ñooñu ñoo àndandoo manko bokk ànd ak résoudre ngir liggéey li jëmale ca kanam wàllu dëru rawatina nag secteur Jakarta ndax dëru moom fu mu defee dara rek la ñuy njëkk a wax turu Jakarta la ñu indi xaj na turu yi moom moo siiw lool. tur bee siiw. voilà may bësuwaat tuuti rek ci yenn yi nga xamante ne fii parfois dañ koy wax te léeg-léeg muy indi ay jafe-jafe ci wàllu mutation yi bari na parce que bu dee wax est-ce que dañoo dem ci dëgg-dëgg moins de 125 cylindres la ñu wax plus de 125 cylindres moins de 125 ci kayit yi wax nañu warut a am carte grise mais yooyu yëpp jëmmi moto Jakarta dafa am doole am jëmm joo xamante ni ci ngir identifier ko ñu xam moto bi kan moo ko moom ci au niveau national dafa doon loo xamante ni fii nga dem miti ji ko dafa doon li gën ndax mutation day wane propriété ki nga xamante ni ci moom moto bi mais fii nga xamante ni ci dans la région de Diourbel maa ngi dégg léegi ñu wax ne mutation ak 15000 francs la ñu wax fii ñun au début bi ñu def ay gëstu ci wàllu mutation yi demoon na ba ay 30 et quelques mille yoo xam ne moom la ñu waxoon les 15000 francs yooyu bari na fi ñoo xamante ni ci bu fekkoon ne gouvernement bi siiwal na ko ni muy siiwalee ne day leen son ak mu ne 15000 francs ngeen di fay. siiw na tey ci rajo yëpp siiw na. tey siiw na i rajo siiwal na ko tey. waaw d'accord moom laa wax maanaam siiw na tey. maanaam avant laa wax quoi parce que actuellement fii ñu toll jëm kanam yaakaar naa bu ñu demee dina suba di ci un mois bu ngeen waatee wala ngeen woowaat Mamadou moomu mu ñëw toog li nekkoon ci liste bi nga xamante ni ci nombre de moto yi nga xam moom lañ ñiite woon actuellement c'est sûr et certain que di nga amaat lu gën a kawe njort ci loolu. D'accord. parce que ak i rajo
je crois que ne 15 tey 000 jii francs information bi région jàll boo ak nekk 15 000 chef francs. lieu de région boo ngay imité. du sax voilà Dakar parce doo ñëw que Dakar. actuellement fii may wax ak yow nii am na ñu bari ñoo xam ne woo nañ ma téléphone ñu bokk ci association bi ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñu may wax ne ma c'est la première fois 15 000 francs yi ñu dégg ko. ñu dégg ko bari moom de na lañ ñoo xam ne bind nii il y a pas d'information. d'accord. mais xanaa duñ leen jox reçu. bu fekkee non actuellement xam nga bi ñuy def mutation à 6 mois yi nga xam ne moom la président maye woon. le gouvernement plutôt. moom la fi maye woon. avant information bi jàll ba ñëpp mën ci jot ñun def nañ ci ay liggéey comme ñi nga xamante ni si moom la yeneen régions yi defee ay liggéey def ay sensibilisation mais avant ñëpp di ci jot dañuy dem ak xat-xat yi comme noonu mu ko waxee nga xam ne da ngay def la queue de 6 heures de matin bala ngaa egg ci heure bi jeex ñu renvoyé la nga bëgg a dellusiwaat dañ ko doon def par mercredi lañ ko doon. mais bu loolu amee ngeen bind ministre bi ni ko ki nekk fii chef de subdivision régionale des transports routiers dafa bañ ñoo muté wala ngeen dem ci commandant de brigade bi wala feneen ngeen kaas fa. mais fonctionnaire bu ñuy fay dafa def liggéeyam. non du bañ a muté muté nañ mais ci temps bi nga xamante ni si moom la ñu waroon a am parce que dafa am heure boo xam ne ni dañ koy arrêté. xam nga parce que fu 11h masaan a jot dañuy arrêté. mais lu tax du nga man mosuma gis moto buy dem partie visite technique te loolu lañ wax ci taxi bi. dañuy dem visite waaw maanaam xam nga visite technique. mais bu ngeen ci passé visite technique pour ñu combien d'années la. mais nañu jox ni. mais loolu visite technique maximum c'est 1 an. 1 an la renouvelable. mais yéen mosuma leen gis ngeen di ñëw di rang si. waaw d'accord Moustapha Thiam Mbacké waaw ñu ngi lay gërëm. waxtu bi dafa am tuuti lu ma ci bëgg a dolli tuuti rek. waaw laa ciy dolli. na gàtt parce que waxtu bi xoj nañu. ci wax exactement maanaam ci wax rek ci li nga xamante ni si moom la Mamadou Ndiaye di def. jëmale ko ci dëru yi war ko mën a jàppale le gouvernement dafa war a mën a jàppale la jeunesse bi li ci ëpp ñu ngi ci wàllu dëru rawatina Jakarta ñoom ay jafe-jafe yoo xamante ni si war nañ ci mën a dimbale ci wàllu jàppe bi. parce que comme ni ko Mamadou Ndiaye Thiès waxee léegi da nga yor liñ la laaj ñu jàpp la ci lan lañ koy teg parce que am na ci loo xamante ni si peut-être xaj na néewal doole la wala amuñu doole joo xamee ni wala fu. d'accord mais gouvernement. li ñu war a waxtaanee bëri na donc jërëjëf Moustapha Thiam foofu si Mbacké ñuy déglu ci 100.6 ñu ngi lay jaajëfal. intervention bi rafet deux passages yi moom Baye Fall la ci réseau. waaw donc waxtaan bi nag. dafa gàtt dafa voilà donc comme ni nga donc seen temps bi yokk leen ko. parce que lii dafa ndaw te Sénégal yëpp man xam naa ni. waroon nañu mën a dugg ci émission am na sujet yu bëri sax ñëwuñu ci sûrement que waaw voilà dinañ ci ñëwaat donc ñu gàttal rek donc wax ni am nañ ay pexe pour vraiment xale yi mën am liggéey nañ ñu recevoir am nañ yaakaar ci ministre bi nag ministre de l'emploi aussi am nañ yaakaar ci moom ndax daan nañ dégg action yu rafet yi nga xam daan na ko def jëmale ko ci dëru d'accord voilà donc vraiment comme temps bi jeex na waroon nañu wax ci casque homologué yi magasin de référence yi ñu bëgg bëri na donc il faut ñu defaat tricycle yi avec non tricycle yi moom dañ ko teg ci ay loxo yi nga xamante ni Sénégal reconnaître wuñu leen donc état bi dafa war a xam ñi ñëw ci ñoom di wax ak ñoom ak ñu war a liggéeyal. dinañ ci ñëwaat loolu yëpp bu soobee yàlla jërëjëf Mamadou Ndiaye moom mi jiite réseau sénégalais des organisations d'usagers de deux roues moo nekkoon ganu e-transport yoonu jàmm fii ci iRadio ak ci ITV di leen remercier ci déglu bi yéen ak jàmm. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.